Impact Media. yéen ñi baaxoo ànd ak seen chaîne OYEP Media ñu ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal di ñëwaat ak yéen ci seen jàngat bi tey nag dañ koy jëmale ci li nga xamante ni moo yitteel wàllum njàng mi ak njàngale mi fii ci réewum Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni ci le 5 mai defoon nañ benn vidéo boo xamante ni ñu ngi ko tuddee woon la reprise du 2 juin est-il possible maanaam ndax jàngiwaat dellu ci école yi 2 juin mën naa nekk ci réewum Sénégal wala mënta nekk loolee nag ñu ngi ci tontu woon mënta nekk li taxoon ñu tontu ci mënta nekk itam lii moo ko waraloon mooy dañoo waxoon ne mesure de barrière yi mooy li nga xamante ni noonu la état bi war a def ci ay motuwaay ci ay jumtuwaay yoo xamante ni dana ko yóbbu ci école yi ngir loolee nga xamante ni moo di jàngoro ji du fa tasaaroo état bi mënu ko te du ko def ñoom nag ñu xataraayu ci woon waxoon ci lu nekk ci ne dinañu jéem a amal li nga xamante ni moo di ubbite googu ba tax ñu convoité yóbbu ay jàngalekat yoo xamante ni ñu ngi leen jëlee fu nekk ci Sénégal yóbbu leen ci fu nekk ci Sénégal ñi nga xam ne ñoom lañ jëlee woon Dakar ñu dajale woon leen ci fi nga xamante ni moo di terminus su Dakar dem dikk bi nga xamante ni moo nekk ci Liberté 5 ba sax nit ñi ñaawlu woon dajaloo gañ fa dajaloo woon ci jamono joo xamante ne ñu ngi wax ne pandémie bi dafay yokk dajaloo giñ fa dajaloo woon ñëpp waxoon ne dina jur ay conséquences maanaam dina jur ay li nga xamante ni moo di ay njombe yoo xamante ni dana feeñ te loolee moom mujj am ndax li nga xamante ni moo jëm ci wàllu woowu tax na ñu bari ci ay enseignants yoo xamante ni bokkoon nañ ci dajaloo ba foofee ci Ndakaaru dem ci seen bërëbu liggéeyukaay dañ leen a testé ñu positif maanaam dañ leen a testé jàngoro ji di Covid 19 nekk ci seen yaram ba tax dañuy tuddee stigmatisation di beddi wala joxoñ baaraamu tuuma nit ki di am ci fi nga xamante ni moo di dëkk yooyu yu bari ci ñi nga xamante ni ñoo di enseignants yi joxoñ nañ leen baaraamu tuuma ba tax sax nanguwuñu ñu duggaat ci seen néeg yi nga xam ne moom lañ fa amoon wala ci kër yi nga xamante ne moom lañ leewoon. kon nag ci loolu la état bi ne dafa jël ndogal ne dafay bàyyiwaat li nga xamante ni mooy ubbite gi bi ñu demee bañ ne suba lañ war a ubbi ci guddi gi ay 23 heures yu teg ci la xam ne kat école bi dootul mën a ubbi ndax ne na dafa am ñaari jàngalekat yoo xamante ni jàngoro ji def leen a daal. bu di ab communiqué boo xam ne léegi la ñu ko jot jëm ci dàq di nag li nga xam ne moom mooy ubbite école bi nga xam ne suba lañ ko fas yéene woon a amal ci réew mi ki nga xam ne moom moo di président de la république ginnaaw ay information ci ay cas personnel enseignant bu ñu jàpp ne dañoo positif ci coronavirus bi daal dina jël dogal reporter li nga xam ne moom moo di ubbite boobu nga xam ne suba 2 juin la fas yéene woon a am ci réew mi. waaye nag ñaari jàngalekat yoo xamante ni daf leen a dal est-ce que lay la woo xamante ni gouvernement bi daf ko teg ci suñu loxo ngir mën a reporter li nga xamante ni moo jëm ci wàllum ubbite waat gi wala dafa nekk dëgg moo tax mu reporter waat wàllum ubbite gi liñ ciy tontu rek mooy état bi ci boppam dem na ba xam ne li mu engagé woon ci ay mesures de barrière yi nga xam ne moom la waxoon ne moom lay amal mënatut a am te nag ki nga xamante ni moo di ab ministre am taxawoon na wax li nga xamante ni moo yitteel kàddu yi nañu àndandoo déglu ko te ñëwaat. Donc la priorité des priorités, c'est d'abord le respect de ces barrières. À l'entrée de l'établissement, ce qu'il faut faire, j'ai trouvé les 2 postes à l'intérieur de la classe pour les élèves, pour les enseignants et pour le personnel encadré. C'est la première condition. Et également, nous, tout ce qui est décidé dans le protocole sanitaire que nous avons remis, nous allons le respecter. C'est la seule condition pour qu'on puisse démarrer les enseignements. J'ai dit haut et fort partout, s'il n'y a pas un comité de suivi, s'il manque un seul élément qui est dans le protocole, dans un établissement quelconque au niveau du Sénégal, que ce soit dans les villes, dans les villages et dans les hameaux, que l'IF ou l'inspecteur d'académie ou le directeur d'école, qu'il ferme instantanément cette salle ou cette école parce que la santé n'a pas de prix. noonee la waxoon ne kon bépp boo xamante ni lépp loo xamante ni mesure de barrière la wala lépp loo xamante ni lu ñu mën a
yittewoo la ngir mën a démarrer waat cours yi ngir wàllante du bari ci li nga xamante ni moo di école yi su fekkente ne benn élément manqué na ci te mu nekkoon ci protocole bi moo xam ci gel yi la moo xam ci masque yi la moo xam ci yeneen ak yeneen yoo xam ne waxoon nañ ko su boobaa dañuy tëj école boobu wala ñu tëj li nga xamante ni moo di salle boobu. loolu nag kon liñ ci mën a jàngate mooy état bi ci boppam xam na ne la mu waxoon ne dina ko def muy élève bu nekk mu jox ko ñetti masque waaye jàngalekat bu nekk itam mu am ñetti masque yoo xamante ni dañ koy mën di fóot di ko solaat loolee xam na ne mënu ko gel yi itam matul li nga xam ne moo di saabu yi matul ak itam lépp loo xamante ne rek yitte woowoon nañ ko ngir mën a démarrer waat cours yi niki noonu itam ci li nga xamante ni moo di école privée yi lu mel ni privé catholique bi nga xamante ni bari na ñoo xamante ni Sénégal rawatina ci doom yi ñi nga xamante ni ñoo di autorité sénégalaise yi seeni doom ñu ngi jàng ci privé boobu privé yi nga xamante ne moo di privé catholique bi bind nañu benn note xam le ne kat ñoom du ñu mën a démarrer ni ko nguur gi sàkkoo ndaxte mataluñ li nga xamante ni mooy li ñu war a am ngir mën a démarrer waat loolee jàpp nañ ne bokk na ci li nga xam ne tax na état bi cédé maanaam arrière dellu ginnaaw ci li nga xamante ne mooy li mu jëloon ginnaaw lajj goo xamante ne leer na ko ne lajj na ko ci li nga xam ne moom la waxoon ne dina ko def ci école yooyu waaye tey jàngat bi fiñ ko gën a bëgg a jëmale mooy li nga xamante ni moo jëm ci wàllum ubbiwaat fii laataa ñuy àgg ci mois de septembre ndax loolu mën na nekk wala mënul nekk ubbiwaat avant mois de septembre li ñu tontu woon ci li ñu doon wax bu njëkk ba la ñuy tontuwaat mooy mënul nekk li tax mënul nekk waxoon nañ ko ca vidéo bu njëkk ba daanaka mooy waxoon nañ ne hivernage bi muy li nga xamante ni moo di nawet bi dafay commencer di dugg ci yenn dëkk yoo xamante ni saa bu fa duggee dootuñu mën a am possibilité wu déplacer wu mag ñi ñoom dong ñooy mën a génn waaye xale yu ndaw yi ak yu mel noonu dootuñu mën a déplacer wu ci Sénégal ci côté sud bi wala ci côté Kédougou bi ak ci côté boobu am na ci ay côté yoo xamante ni kenn mënu fa jàng nawet rawatina nag côté yi nga xamante ni abri provisoire moom moo fa nekk muy ay abri provisoire yoo xamante ni kenn ku nekk seetaan na yenn vidéo yi nga xam ne ñu ngi doon jéem a pomper li nga xamante ni moo di abri provisoire yooyu pour mën a laan démarrer waat cours yi ci le 2 juin abri provisoire yooyu nag daanu woon na àllat neen laataa nawet bi di ñëw te fi li nga xamante ni moo di hivernage bi dafay ànd ak ngelaw dafay ànd ak taw bu bari ci yenn dëkk yi nga xamante ni ban ba dafa bari loolee noonu dafay firndeel ne mënuñoo jàngi ci nawet bi ci yenn côté yi loolu nag kon ndax Sénégal dafay def li nga xam ne moom lañ tuddee discrimination maanaam jàngal ñi nga xamante ni mën nañoo nekk ci biir taw bi di jàng bàyyi ñi nga xamante ni mënuñoo nekk ci biir taw bi di jàng ak itam fi nga xamante ni moo di Dakar kenn ku nekk xam na bu taw bi baree ci biir réew mi naka la Dakar di commencer def ci yenn bërëb yi nga xamante ni fa la transport bi di gën a jafe nit ki noonu itam yi nga xamante ni moom la ñu wax comme mesure de barrière ci nawet bi si brousse yooyu yëpp di am yooyu yëpp nag nekk loo xamante ni mu ngi war a am ci biir nawet bi est-ce que kon jàng jógee ci li nga xamante ni moo di reprise le 2 bi nga xam ne avorté na bëgg programme war benn reprise ci diggante fii ak septembre ndax mën na nekk wala déet dañuy wax ne mënul nekk te nañu bàyyiwaat xel ci ne li nga xamante ni moo di enseignant yi nekk ci biti nekk ci beneen dëkk boo xamante ne fa lañ leen yóbbu woon ngir ñu redémarrer li nga xamante ni moo di cours yi nañu leen wax lu leer nañ ci lan dañuy des foofa ndax dañuy ubbi wala ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen i dëkk yi nga xamante ne fa lañ jóge woon balaa nawet bee gën a bari rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci zone yi nga xamante ne bu fa nawet ba gënee xuus dootuñu mën a génn nañ leen teel a libéré ñu teel a dem rejoindre seen i njaboot di wax ne état bi li mu doon def muy li nga xam ne moom la bëggoon ci les 2 bi li ko teg lépp mooy dafa doon waxtaan ak rek ñi nga xamante ne ñoo ko wër te ñi ëpp ci ñi nga xam ne ñoo ko wër dara xamuñ ko ci terrain bi dara xamuñ ko ci système éducatif bi rawatina nag li nga xamante ni moo jëm ci lu mën a nekk ak lu mënul nekk nay déglu ñi nga xam ne ñoo di acteurs yi nga xamante ne ñoom la concerné mooy ñi jëm ci wàllum jàng bi ak jàngale bi IA yi ñu ngi fi IEF yi ñu ngi fi directeur d'école yi ñu ngi fi enseignants yi ñu ngi fi nañu xool syndicat yi nga xamante ni ñoo leen représenté ci biir li nga xamante ni moo di askan wi ñu waxtaan ak ñoom ñëpp ñu xool ñëpp jéem a wax ci li nga xamante ni moo leen di jëmale kanam moo leen di mën a may ñu mën a àgg ci année scolaire boo xamante ne dana normal te duñu am benn problème leneen nag xam naa ko ci mooy bu fekkente ni fexe nañ ba jéem a duggaat ci li nga xamante ni moo di jéem a ubbiwaat école yi ci diggante fii ak septembre fa ñu jëm mooy lan année boo xamante ni dafay
invalide wala mu nekk année boo xam ne dafay blanche. lan moo tax mooy su fekkente ne defaat nañ benn tentative ba échoué ci tentative boobu ñu def diggante fii ak septembre dinañu am problème bu toll nii dootuñu mën a ubbiwaat école yi. beneen bi ci topp mooy suñu mëntut a ubbi école yi année blanche la ñuy décréter te loolu ñaanuñ ko yàlla. mën nañu jéem a sauver la année bi ci lan ci kaw ñu xalaataat ci acteurs yi daje ñu xool année scolaire bii ñu nekk ak année scolaire bee ñu jëm nan lañ koy arranger ba dootul am benn problème boo xamante ni danañu ko séntu ci kanam. loolu nag ñu ngi ci interpeller ki nga xamante ni moo di le président de la République bi nga xam ne moo jiite réew mi na bañ a déglu ñi nga xamante ni dañ koy wax pour wax na bañ a déglu ñi nga xam dañ koy wax pour am place na bañ a déglu ñi nga xam dañ koy wax pour seen intérêt bopp mais na déglu askan wi déglu parents d'élèves yi déglu jàngalekat yi déglu ñi nga xamante ne ñoo di inspecteur académique yi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci IEF yi ñëpp ñu déglu leen kenn ku nekk jokkoo li nga xamante ne moo di seeni xalaat ñu ànd proposer date bu normal boo xamante ne mën nañu defaat beneen reprise boo xamante ne suñu defee reprise boobu dañuy jàng te duñu am benn problème ginnaaw jàngoro ji waxaguñ ne maîtriser nañ ko toujours nañuy xalaat ni nga xamante ne moom lañ mën a def ba jàng te jàngoro ji du tasaaroo ci école yi ndax bu tasaaroo ci école yi rek musiba mu gën a rëy moo xam ne xaaruñ ko woon dina am ci biir école yi. mbokk yi lii nii moo nekkoon seen jàngatu tey mu jëm rek ci li nga xamante ni mooy li yitteel wàllum jàngat mi est-ce que mën na nekk fii ak septembre mënul nekk la ñuy tontuwaat ci fii ak septembre li ñu mën a wax rek mooy bu ñu bëggee mën a am jàng mu normal septembre jëm kaw foofu la ñu mën a ubbiwaat école yi ndax li nga xamante ni moo di école yi nekkut bërëb boo xamante ni pare la pour accueillir li nga xamante ni moo di élèves yi ci période bi nga xamante ni mooy période hivernage ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen jaajëfal di leen wax ni ngeen abonné seen chaîne OYEP Média jaa ngeen jëf.